mun nga leen woo samedi wala dimanche buñ ci mën a nekk dañuy takk seen dàll daw ñëw wuy si la lu ñu lay def lu ñuy def dañ koy def ak dévotion maanaam da ngay jox nit ñi cër rek ngir ñu jox la cër mais boo leen joxul cër boo leen woowee da nga leen di xaw a soof da lay xaw a jéppi donc ab jëwriñ dafa war a xam ni yàlla cërale na ko mu am jëwriñ dëgg la mais day sol dàllam dem ci mbooloo mi jaxasoog ñoom woyof nangoo doon taalibe du ma ne sax ngay mbindaan bi mais nangoo doon taalibe ànd ak ñoom position relation production bu ñu produire ba pare nga woowaat leen nga ne leen ñun de suñu liggéey rafet na doone sama liggéey bi ma jiite sama équipe bi def na nangam déedéet da nga naan suñu liggéey rafet na nga promouvoir leen yóbbu leen ci ki nga xamante ni nag moo leen féete kaw wane leen ne xoolal liggéey bi nga ma jox bu dee ministre la nga ne ko yóbbu leen neneen xoolal liggéey bi ma jox ñii de da nga maa def ministre mu ànd ak ñoom bi ma ànd ak ñoom ñu jaxasoon mel ni cere ak soow lay ñu jël seen lépp jox ma ko ma ànd ak ñoom ñu liggéey produire li ñu produire résultat bi ñu def weesu nañu ce qui était escompté tey jii nag dama leen a indi en guise de reconnaissance ngir wan la ñoom li ñu def gis nga loolu ab leader jëwriñ bu ko yàggee def di ko def cercle vicieux boobu day mujj dem ba dañ koy yóbbu ci 5e point bi mooy le pinacle le pinacle c'est le plus haut sommet d'une architecture bu ko defee dañ koy jël ils vont le porter dans leur cœur koo gis ñu bëgg ko rek dangay gis taalibe boo xam ne bu ñu tuddee sëriñam danaan cey xam nga lu waral loolu du tur baa tax de du la la tax de li muy représenté la ci moom parce que dafa ñëw jaxasoog moom xam ko ànd jël loxoom yëkkati ko ci dëgg xamal ko dëgg di ko diggal lu baax di ko tere lu bon ba ci lu ñu sib waaye yamu ca ba mu ko defee ba pare mu sol ci moom duy ci moom defar utal ko soxna defar soxnaam defar ay doomam defar ay waajuram liñ naan ab sëriñ du la takk saret waaye ab sëriñ da lay jariñ waaye du la jariñoo léegi nag bu la jariñee li mu lay jariñ moo tax saa buñ ko tuddee rek da ngay kontaan saa buñ ko tuddee rek waaw sa xol day maanaam ci gàttal quel que soit ce niveau social moo xam da ngaa xamul moo xam da ngaa amul ki la jiite wala ki la ëppalee bu fekkee ni que bëgg na laa jariñoo njëkk na jéem a fexe am sa xol na jéem a fexe daf la nawle na jéem a fexe aussi di la jiital tey bañ di jiital boppam comme li ñuy wax léegi ci déconnecteurs yi nii rek dindi ci wàllu communication mooy le moi ay sable bu fekkee ni que yaay chef lépp lu baax nga ni yow la nga fàtte ñi nga xamante ni nii ñoom bu ñu fi nekkuloon yow doo fi nekk loolu yëpp tam bokk na ci li tax ñuy gën di leeral li ñuy wax développement personnel et de personnel ndax yow mi nga xamante ni yaay nekk chef bi mënoo dem sans ñi nga xamante ni ñoom nga nekkal kon donc ñoom dafa am benn communication bu war a nekk ci seen diggante mais dafa war a am benn jigante distance warul am ci diggante ki jiite ak ki jiitewul ba tey ñi ngi ci définition ak leeral lan mooy développement personnel ak développement de personnel foofu lañ nekk foofu la ñu nekk et je me dis que aussi il serait bon de s'intéresser ak développement personnel d'abord lan lay couvrir c'est important parce que dama doon wax naan nit ki mënta joxe lu mu moomul wala mënta joxe lu mu amul wala mënta joxe lu ñu ko joxe noowul boo bëggee jàngale ak defaru te defaru ko doo defar kenn da ngay sonal sa bopp rek te nit ñi tam bu ñu amee fulla dinañ xam ne mënuñoo defaroo ci yow donc kiy defaree ak defaru daa war a nekk ci moom donc da ngay xam tamit defaru lan la mu mel ni kon dañuy dugg un peu sur les domaines qui sont couverts par le développement personnel waaw ndax balaa ngaa doon guide di yóbbee ci am réew day fekk nga xam réew day fekk nga xam réew bañ a doon rek agence de voyage je n'ai rien contre les agences de voyage mais agence de voyage boo fa demee tu as comme l'impression que dem nañ fu ne te kii la billet conseil la ndàngam alors que ki fa nekk ci agence de voyage xëy na mos naa bañ a dem fenn am na ay njiit yoo xam ne ay agence de voyage lañ dañ lay yónni rek ngay dem da ngay mujj dem sax ba ëpp leen expérience sa fekk yow ñoom demaguñ fenn mooy jiit agence de voyage loolu la leen di wooye dans le cadre du leadership donc léegi pour bañ a doon agence de voyage dafa am benn américain sax bu ko wax actuellement moo ko dàq jàngale aux États-Unis ndax li tax mu dàq ko jàngale sax du dafa gën a intelligent mais daf ci gën a yàgg capital d'expérience bu am nee na njiit dëkk mooy ki xam yoon bi te li tax mu xam yoon bi mooy daa dox yoon bi te li tax mu dox yoon bi mooy
mooy doxu ko ngir moom rek. waaye daa dox dellu si. oui di wane yoon bi. di wane yoon. waaw am na nag ñu leen féete kaw. oui. waaye nag loolu. bu ma jox xutaan ci suuf. dëgg la naa la wax waaye am na ñoo xam ne. oui. ki ma xam am na ko ma xam koo xam wallaay ne. daa xam yoon bi. miin yoon bi. miin yoon bi ba pare di wane yoon bi. wane yoon bi. ba nee na damaa mën a gëmm di yóbbee. di yóbbee daal da maa xam fu jiit yeeg jànkalaari ne. ndeysaan. maa xam fu seytaane ak bukki yi dogalee tàggu góor yàlla yi. maa xam lu yegg mais kon kooku moo nekk un vrai démultiplicateur. un vrai démultiplicateur. c'est le vrai kooku du leader rek sax. mais c'est un producteur de leader. loolu dafa am Afrique. te surtout nag fi muy gën a feeñ mooy dans le cadre du développement spirituel. parce que tubaab yi yàlla dimbali na leen. sànn ndax wax dëgg yàlla sonn nañu lool ci li ñuy def. te ku sonn rek ku ñax rek jariñu. ku sonn rek jariñu. waaye dafa am loo xam ne may la. waaw dañ ñoo may loo xamante ni. tubaab yi amuñu ko. wala tubaab yëpp amuñu ko. am na ci ñoo xam ne sax jot nañoo rëcc ci seytaane. ñoo xam jot nañoo rëcc. ni àddinay doxee ba ñu ngi ci biir. waaw ñu ngi ci biir yërmande jooju. mais tamit nit ku baax da ngay xam sa bopp. voilà donc je comme li nga wax ni dama cee dégg ni. nañu waxtaan kon. développement personnel lan lay couvrir. en guise de préliminaire. loolu moo ñu dugal sax ci suñu ñaareelu ponk bi gannaaw bu ñu fàttalee suñu mbokk téléspectateurs yi ni que yéen a ngi ci seen émission suuxat et comme ñu ngi koy defee rek ayu bés bu jot tey jii ñuy waxtaan di continuer ci thème bi ñu nekkoon ci wàllu réussite tey jii nag ñuy nekk ci su li nga xamante ne moom mooy le plan de développement personnel pour la réussite et comment réussir pour mieux réussir aussi loolu yëpp ci la ñu nekk tey jii nii ginnaaw ba ñu jógee ci jox leen définition bi ñu ngi leen di expliquer lan mooy différence bi nekk ci développement personnel et développement de personnel ak lan moo war a nekk taxawaayu njiit léegi dañuy ñëw ci esprit gagnant dañ koy dégg ci wàllu réussite te pour nga mën a am ay résultats. il faut que nga ànd ak équipe mais dafa ànd ak benn esprit boo xamante ni moo war a nekk ci yow mi nga xamante ni yaay leader bi ak ñi nga xam ñoom nga jiite esprit gagnant ci wàllu réussite. naka la koy mën a amee. esprit gagnant. moom de façon simplifiée mentalité la. ab du ma ne ab dëjërle la. déedéet waaye dama naan prédisposition la. aw may la. boo xam ni yàlla daf la koy defal. ngir yow looy xool rek. da nga ciy diira jàmm la gën. xam doo doon nit koo xamante ni da ngay gaaw a deltu gannaaw. mooy da ngay rafet njort donc c'est de la psychologie positive. ok donc nit koo xam ne dafa am esprit gagnant wala mental de gagnant. mooy nit koo xamante ni dafa travailler prédisposition yi ko yàlla defal ngir mu rafet njort ci mentalam waaye itam di ko doxe parce que tamit boo xoolee diine ñaar rek la ci waxin jëf tey rafet njort wolof sax dafa ne jëf jël. ñaq jëful doo jël. ñaq jariñu kon léegi loolu da nga ko war a xam. da nga war a xam ne que yàlla daf la may possibilité. li nga bëgg nga mën ko réaliser. te mënoo ko réaliser tant que gëmoo ko. da nga koy gëm mais boo nee man day nangam bëgg naa ko mais dama ragal. nangam day bëgg naa ko mais di indi ay conditions yoo xamante ne mooy doon ay excuses. ah mais quand tu trouves chaque fois des excuses. à des efforts. oui. mais alors que c'est l'effort qui doit te mener à bon port. doo dem oto du caageenu oto day panne rek. da nga ne mënatunoo dem. da ngay dugg xool diagnostiqué ko xool ban pièce la. xool lan moo ci panne nga defaraat ko tak demaat comme le njàmbaar gi nekk ci mécanicien yi wala chauffeur yi nga xamante ni. am nañ expérience yi loolu. mooy gàllankoor du leen tere dem. donc boo déggee ñu ne esprit gagnant rek obstacle tege na. mais mooy ki nga xamante ne amul dëjër la joo xamante ni lu tege ci kawam rek fekk na mu préparé wu. bien avant nga xam day taxaw. ba lu dikk rek moom am na yoon boo xamante ni mën na fa jaar jéggi ko. ngir dem ci loolu donc en définition de façon simplifiée. quelqu'un qui a un esprit gagnant. c'est quelqu'un qui a travaillé son mental. Qui a travaillé son fort intérieur. Parce que la réussite, c'est d'abord un travail intérieur avant d'être une matérialisation extérieure. Donc ça te permet de faire face à des situations difficiles. Parce que la vie est difficile. La vie, elle est faite d'obstacles. Mais obstacles, il y a des opportunités. Mais obstacles, il y a de l'impasse.
comme li ñu wax ni que le chemin n'est pas difficile c'est le difficile qui est le chemin. c'est le difficile noonu la demee. généralement on voit le monde. par la mentalité que nous avons. boo solee vert yoo xamante ni couleur bu verte la li ngay gis day vert. bu dee lu bleu la day bleu. bu fekkee da nga sol loo xam c'est carrément opaque da nga naan le monde est opaque. œillère bi nga am. loolu mooy sa mentalité loolu mooy sa personnalité. donc tu dois apprendre maintenant à voir avant sans des œillères. Essayer de voir les choses non seulement de façon neutre. mais aussi essayer de façonner son monde. ni nga koy façonner mooy yow gannaaw diir nga lu baax. da ngay gëm ni lu baax boo ko jubloo yàlla dala koy may. léegi nag nga mobiliser nag ce que ça demande. le sacrifice de temps le sacrifice d'énergie le sacrifice de ressources financières. di def ay formation di jàng jox ko sa jot. bañ a tayal. payer le prix de son développement payer le prix de son développement personnel. ceux qui paient le prix de leur développement personnel. ñooñu ñooy gën a am un mental fort un mental gagnant. donc ce mental là attitude la c'est la réponse que tu donnes à la vie. àddina da lay napp. àddina da lay tànc. mais da ngay doon guerrier. xoox du la dàq daal. du la dàq. bu nekkee rek nga doonu buqat. da ngay doon guerrier. yenn saa yi nga dégg rek ñu lay wax ñu ne man bala maa mën a xeex dëfeenu. dégg nga. bala maa mën a xeex dëgg. dëfeenu dëfeenu. balaa samay doole di génn wala sama man di génn dëgg ma nekk dos au mur. wala ma nekk situation de faiblesse. mais wax nga dëgg. ça veut dire que caractère nit sax. da nga koy mën a misaal ci gaynde. gaynde balaa caractère gayndeem di génn. mu taxaw ci yoon ni fii laa bëgg a jaar nga ne ko doo fi jaar. wala nga jël muus. waaw yóbbu ko ba ci roq ba. waaw mu wóor ko ni fii amatul fenn fu mu jaar sa kaw la jëm. sa kaw la jëm. te buy ñëw. ay griffes lay ñëwaale te boobaa muus ma day soppaliku xam nga muus. dañ koy misaalee ku lewet. dañoo yoon naat kuy sóobu yoonu yàlla da nga war a ji koy gaynde ji koy muus. ji koy mbaam. ji koy tànn. am na beneen sax waaye dama ko fàtte. donc ji koy gaynde mooy waroo xër waroo bëggee. waaw da ngay dund au jour le jour. waaw waroo doon koo xam ne da ngay gudd mébét di denc gaynde bu dóoree day fàdd léegi dóor jox njabe lu ñu dóor mu dem tëdd di nelaw. si yàlla baax na pour suba lu mu indi ma xam ne loolu lay. lu mu indi suba baax na bu subaa tam da ciy nekkaat. effort am lay def pour dóor lu muy dóor te da ciy sonn. ku nekk ci yoonu yàlla da nga war a mel noonu da nga war a am njàmbaar. njàmbaar am sax duñ dimbali am mais da nga war a jàmbaar lu góorgóorlu. mais ku nekk ci yoonu yàlla tam da ngay nangoo tegoo. ni mbaam. mbaam dañ koy teg muy liggéey dem yan mbaam yàlla koy fayal. ba pare boole ci di ko dóor yatu tol ni ko dóor yatu tol ni ko waaye yàlla xam digganteem. ak mbindeef moom mu def. voilà ñaare beneen bi mooy ab tan. tan moom day nekk ci kaw garab gaynde fàdd. bukki ñëw di xëccoog ñii di def nanga mu nekk ci kaw moom xam na lim moom. la patience. degment la patience la def ndax cëram lay jël. mooy lii góor gi daaf doon wax léegi ku ci nekk. yàlla daf la tracé itinéraire ci sa dund. mu nga am dutoo xam ne ci ngay juddu. am bis yoo xamante ne koy dund ci kaw àddina te moom calculé na xam na ko. am bis boo xamante ni waaw ci la nit ki di jàll feneen. waaw mu tàmbal ko àjjana kon. da ngay gis ni loolu tam boo ko xamee da ngay yor di koy tànn rek. mais lii yëpp da lay wan ni que da nga war a boole lépp. c'est polychrome. doo ne gaynde rek lay doon. wala muus rek lay doon muus tam dafa lewet. te lewet yàlla mooy alxalim. moom mooy ku lewet ki donc day doon koo xam day posé day dal waxtaan yi day doon koo xamante ni day am yërmande et cetera. xam nga di li mu bëgg mu toog mel ni lu koy bëgg di ko ñaan. muus noonu lay xaw a mel. du sax si booru. waaye nag sunu borom da nga koy mbaxar yàpp. waaw dëgg la nanga waaye nag boo bëggee xam fulaam rek mooy dugal ko ci rox.